ñun suñu mouvement bi tey dañu nekkoon rek ci sottante xalaat maanaam ñu tuddee ko journée de réflexion ñu nekk di xalaat pour Saly ëllëgu Saly ak ñun ëllëgu Saly ak suba ak gannaaw suba donc loolu moo tax ñu ci waxtaan. xalaat dañuy teg ay commission santé commission finance commission tourisme commission bu nekk dañuy nekk xalaat ñu xalaat tënk ëllëgu Saly. Houreye Fall, la présidente mouvement Ndam social derrière Idou Sakho Thiandoum. ñu ngi ciy kontaan vraiment di gërëm ak di remercier suñu président suñu leader Idou Sakho Thiandoum. Vraiment on est très content ci poste bi nga xamante ne tey jox na ma ko muy poste bi nga xamante ne social la donc et moi je suis une actrice développement social mouvement Ndam social international di ko rafetlu bu baax parce que li mu doon mu jox ma ko vraiment aw ma daal PM di ko sant di ko gërëm di rafetlu bu baax di ñaan yàlla na bu yàlla tas yaakaar incha allahu rabbi ba li ñu it suñu borom may ñu ko ci barke Serigne Babacar Sy. dinañu ànd ak moom ci ngor dinañu ànd ak moom ci bëgg Saly dinañu ànd ak moom ci avancement Saly dinañu ànd ak moom ci unité des Salysiens pour que Saly nekk une commune phare dans le Sénégal pour koom-koomu Saly gën a yokk pour que ci wàllu éducation ci wàllu santé waa Saly yëg ci seen bopp. bokk même ambition bon ñun ñëpp ñu jóg daal takk suñuy sër di liggéey rek massification mooy politique fexe rek ba commune bi base yi nga xam ne mooy base électorale yi ku ci nekk sa base nga fexe rek ba gagné ko incha allahu rabbi macha allah ñu jox suñu leader suñu monsieur le maire Idou Sakho Thiandoum maire bi. jeunesse su Saly femme u Saly képp koo xam ne da nga dégg Saly mouvement bi yaatu na mouvement bi mouvement wu ñëpp la ñu ngi woo ñëpp ñi nga xam ne ni ak waa diaspora wu Saly ñëpp ñi nga xam ne ni ak troisième âge parce que Saly mag ndaw la xale donc appel bi ñoom ñëpp la mouvement bi mouvement rassemblement la mouvement union la mouvement boo xam ne ni dafa taxaw nag surtout pour affaire jeunes yi waaw ndax ndaw yi ñëw ëpp ci jeune bi ndaw góor yi ak ndaw jigéen ñi nañuy ñëw ndax suñu programme bi yaatu na trop ci pour ñoom ci emploi ci auto emploi ci projet suñu xalaat yi bari na loolu incha allah te loolu bu ñu koy defal dañu bëgg ba nga xam ne ni Saly fii ak fukki at xale yëpp dañu jàng waaw. waaw man la Naar bi man maa yor commission formation et micro projet ci mouvement yëpp maa nekk tamit présidente du réseau des femmes. dañoo def journée boo xam ne du ma ne c'est une première mais loo xam ne lu am importance la. te en plus de ça mu nekk loo xam ne dañoo gis de nouveaux personnes yoo xam ne dañoo ñëw pour ñëw yokk ci li nga xam ne moom lañ doon def. fu mu nekk nii ñu ngi ci programme bi ñu ngi koy enrichir ñu ngi wut ressources additionnelles yi nañu seet naka la ñu gën a développer coopération décentralisée bi dinañu seet maanaam ñi nga xam ne ni ñu ngi ñëw fii parce que Saly chance bi mu am mooy par rapport ak yeneen communes Sénégal yi mooy waa bitim réew ñu bari Saly lañ fi nekk ñu bari fa la ci bitim réew partout dans le monde ay kilifa lañu donc ci loolu am na ñoo xam ne taxaw nañu pour jàppale Saly donc loolu dañ ci gën a góorgóorlu waaw ci coopération décentralisée et en plus ñu yokk koom-koomu Saly mooy Saly fu mu nekk ni budget bi buñ ci taxawee mun nañ ko yokk ñett waaw ci xarañ ci gën a taxaw finance locale gën a yokk ressources yi waaw donc loolu daal suñu yokkee su ressource bi yokk ko koom-koom bi dina tax ñu gën a Saly gën a jëm kanam. waaye yëpp rek ci cadre politique bi ak préparer élection yi nga xam ne mu ngi ñëw pour tey ji ñu mën a jël maire Saly bi mu doon loo xam ne mébét la ñu ngi ko doon mébét lu yàgg boobu ba tey ñu ngi ci doon liggéey ndax depuis 2009 ba tey ñu ngi sur le terrain man Sakho maa ngi ànd ak moom en 2009 ñu dem élection yàlla nangu antuwul 2014 ñu demaat élection antuwul ñuy ñaan yàlla nag yi élection yi di ñëw yàlla sottal ko may ñu am ndam fii ci biir Saly. maa ngi tudd Mouhidine Diédhiou
maa ngi dëkk Saly Diacksao. Je suis un responsable politique du mouvement Ndam social. ñoo ngi ànd ak Ibou Sakho coaliser ak moom ci mouvement bi pour jàppale ko ci élection yi. bon journée bu tey bi dafa nekk journée boo xam ne dama koy rafetlu parce que c'est une journée très importante bii que politique dafa nekk loo xam ne dafa bas et ku wax politique dafa demander organisation boo xam ne c'est très important donc mënuñu travailler dans la dispersion il va falloir que ñu nekk benn moo tax tey suñu monsieur le maire monsieur le président Ibou Sakho Thiandoum woote benn séminaire d'information et d'échange ñu mën a créer ay ce qu'on appelle des pôles pour pouvoir travailler ci différentes localités de Saly donc wax dëgg yàlla damay rafetlu parce que aussi am na importance parce que am na ñoo xam ne dama leen doon dégg ci panel bi te xaw ma leen mais tey yàlla def na ne bu ñu tasee ku nekk def na présentation ku nekk mun naa leen diw may diw donc loolu moo ci am importance en tant que jeune du mouvement de pouvoir descendre sur le terrain sensibiliser suñu morom jeunes parce que il y a jeunes dafa am suñu morom jeunes yoo xam ne n'ont pas compris donc dañuy toog peut-être ci garab yi di critiquer di kaas seen droit wala ñu toog xam nga ci seen salon yi ce que j'appelle des révolutions de salon di kaas fekk na affaire yi du foofu il va falloir que ñu ñëw donc jeunes yooyu la ñuy dem sensibiliser dem leen expliquer qu'est-ce qui se passe pour que ñu mën a ñëw xam nga def faire la politique xam seen dëkk bi comment ñu fi nekk naka la ñuy gérer dëkk bi bu ko defee ñoom dinañ xam dinañ mën a ñëw ci moment de décision yi pour que ñoom aussi ñu mën a décider seen bopp quoi mais boo toogee fële di kaas da ngay nekk innocent doo xam donc jeunes yooyu ñu ngi def appel tous ces jeunes là yoo xam ne ñoo ngi Saly ñoo xam ne développement commune bi moo leen tax a ñor ñu engagé wu ci politique bi bu ko defee ñu mën a fekkee sur les moments de décision ñu mun cee wax mais boo toogee sa kër di kaas yow la ngay kaas xamoo ci dara donc pour man c'est pas important il va falloir que la jeunesse s'engage ci politique bi ñu mën a Saly mën a avancer parce que boo xoolee potentiel yu Saly am tey bu jeunes yi engagé woo rek donc voilà incha allah Saly dina am beneen lumière waaw. dinañu def ñu yombal pour li nga xam ne soxla nañ ko pour toogloo suñu frère bi muy El Hadj Ibou Sakho Thiandoum ci mairie bi incha allahu rabi yàlla mën na ko def te bu ko defee yàlla na gën ci ñun ñëpp. di wax ne man comité des sages bi nga xam ne moom lañ may jox man ak sama entourage ñi nga xam ne bokk naa ko ak ñoom muy wàll boo xam ne bii wàll bu ma bëgg la wàll boo xam ne depuis jeune ci laay dox muy jàmm ak salaam ñaar ñoo xam ne parce que ay nit souvent duñu réeroo dañuy bokk ñàkk a gisante ay xalaat boo tax jaxasoo am meroo am leneen am mais loolu liy wàllu jullit mooy dem doxi ko muy ci wàllu sëy muy ci wàllu diggante jàppalante muy wàllu nit ak doomam wala nit ak jabaram wala nit ak mbokkam nga doxi foofu jàmm dese loolu bokk na ci jaamu yàlla bi nga xam ne màgg na lool ci diggante jullit ak morom te defe naa ne lii nga xam ne ñu ngi koy wut muy doon fexe fol sunu frère bi nga xam ne mooy Sakho pour mu folu bokk na ci jàmm parce que yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daa ma sa toog Sidna Ali ne ko lan moo gën diine mën a ko jàmm boo amul jàmm doo tala jaamu yàlla bon jàmm jooju mooy première fondation wu doomu aadama bon jàmm jooju moom la ñuy doxal moom la ñuy bëgg ci képp kuy ñëw na nga ñëw ak ñun ci jàmm ñu fexe gagné ci jàmm am ko ci jàmm liggéey ko ci jàmm boo ñëpp ñi nga xamante ne Saly mi nga xam ne gis nañ ko ci beneen mbubb moo xam ne xëy na képp ku kuy sol mbubb mi gisoo ci sa bopp boo nekkee tël croisement Saly di nga xam ne Saly mii kat wax dëgg yàlla solaat nañ ko beneen mbubb moo xam ne ute naa mbubb mi nga xam ne soloon nañ ko parce que wax dëgg yàlla loolu mooy koom-koomu Saly attan na ko mën na ko dédi nag nit ku nekk ki fi nekk xëy na def na lu mu mën mais jéem teel du gàcce moom xëy na heure bu ñu toogee dina xam ne la taxoon ñu topp ci ginnaaw di wut fexe mu avancé dina xam ne kat wax dëgg yàlla defoon naa dara mais ñii nga xam ne sama frère la muy Sakho bu mu jotee affaire bi tubaar fakal la macha allah eggale na ko fa xam ne fii wax dëgg yàlla yaakaaruma woon sax mën na ko faa eggal loolu la ñu am ci li nga xam ne moom la ñu fas yéene fexe jàppalante ànd ak waa dëkk bi ànd ak waa Gouba ànd ak Sénégal yëpp nga xam ne Saly Sénégal yëpp la